Assalamualaikum mbokku Sénégal, assalamualaikum mbokku diaspora bi, assalamualaikum waa MPES Jëf ak Njariñ. leen di dellu si di leen ziar, di leen màggal, di leen ndokkeel bu baax a baax ci bésu tay bi di le 5 septembre 5 septembre nag bés bu mag la ci ñun, bés bu mag la ci doomu Sénégal yi, bés bu mag la ci jullit ñi, ndaxte bis la boo xam ne ku tedd gi Cheikhul Khadim moo taxawoon ca bureau ba ca Ndar jàkkaarloog moom teggi lépp loo xamante ne bi kilifa gi nga xam ne moo fa nekkoon proposé woon na ko te di ab yéefar. kon nag ñu ngi ziar ñëpp, di màggal ñëpp ci bis bu tay bi, di ndokkeel yoonu murit, di wax ne bis bu màggal la ci Sénégal boo xam ne tey waxuma la sax Ndar wante ci Sénégal gépp lañ ko waroon célébrer, parce que mooy bis bi nga xam ne moo marqué li ñuy wax le tournant mooy bis bi nga xam ne daal ci la lépp xew, ndax bañ ngam bañoon ca bis boobee moo waral ñu déporté ko bala cay xew-xew ca ba fanweeri at ya ca topp ak ñett yépp mu nekk prisonnier. kon nag ñu ngi vraiment di màggal ñëpp, di ziar ñëpp, di ñaan suñu borom lépp luñ fa ñaan ak lépp luñ ñaan ci bisu tay bi suñu borom defal na ko, sotti ko wasaare ko mu doon ay xéewal ci biir réew mi, wasaare ko aussi mu doon ay xéewal ci suñu mouvement bii nga xam ne mooy MPES Jëf ak Njariñ. ginnaaw bu loolu wéyee nag doonoo ñëwoon tey ngir bëgg a waxtaanaat ak yéen ci ay xew-xew yu xew ci réew mi, wala mu xewee ci diaspora bi, wala mu xewee ca Bawol gënu dëkk. xew-xew yi nga xam ne moom moo xew ci réew mi te nu war koo waxtaane, la ca njëkk mooy njiitu réew mi ci boppam muy président Sall. jàpp naa ne tey sax gouvernement ba dana daanu, ndax déggoon naa ko ba mu sos beneen gouvernement. ñoo ngi lay ziar soxna Xadi, di màggal soxna Ayda Mbeng, soxna Maymuna Dieng, maa ngi leen di màggal Modou Abi, Pape Lay, ziar naa leen yéen ñëpp, wax dëgg yàlla maa ngi leen di fil, maa ngi leen di gis. di wax ne gouvernement président Sall bi nga xam ne moom la war a changer tey jii, woneeti na ne ñun suñu réew yi daanaka dañuy jàpp ne rek ab élection wala ab tragédie wala lu xew rek war naa mën a tax rek nga tëb rek daal di soppi gouvernement. bu ñu demee ci réew yi nga xam ne dëgg-dëgg ma ngay dox, gis nga ministre yi nga am bi ngay jël nguur gi, ñoom ngay àndal say juróomi at wala say juróom-ñaari at ba nguur gi jeex, mais jarul changer. bu fekkente ne bi ay ministres yu jub lañ, ay ministres yu baax lañu, bu dee premier ministre bu baax la, jarul nga di koy changer parce que dem na élection ba pare rek. mais daanaka réew yi Afrique yi souvent njiit yi noonu la ñuy doxalee seen ay mbir. tey nag dama bëggoon adressé wu waxtaan ak président Macky Sall Abdoulaye Wade laa bëggoon wax sànq, parce que moom it dinañ ñëw ci kanam ci moom. mais li ñu bëggoon wax président Macky Sall mooy que ni dafay teg gouvernement bu bees, mu am aussi assemblée nationale bu bees, mu am occasion fii pour doxal lu bees. bu fekkee bëgg naa doxal Sénégal ñu di ko ci invité nag, lañ ko si bëgg a invité mooy
gouvernement bu bees bi muy teg ñoo ngi koy ñaan mu wàññi ministère yi wàññi conseil yi ba nga xamante ne bi li nga xam ne moom la ñu war a dépenser ci gouvernement boobu ci ministère yi ci xaalis yi ci budget yi ñu mën koo dajale dugal ko feneen wala ñu yóbbu ko feneen. kon loolu mooy premier suggestion bi nga xam ne dañ koy suggérer ndax xam naa ne fan yi ku néew wala tey yi wala suba wala ginnaaw suba di ngeen dégg gouvernement bu bees xaj na ndax ñu ngi koy rumandaat. wàññi ministre yooyu ak wàññi lu baree bari ci taayu administration Sénégal dana tax li nga xam ne moom lañ doon frais ci budget de fonctionnement wu état du Sénégal wàññeeku lu baree bari. loolu nag tax na ba ñu koy ñaan mu wàññi ko wax dëgg yàlla di ko ñaan aussi vraiment mu xoolaat bu baax a baax ñi nga xamante ne bi ñoom lay àndal mu xoolaat bu baax a baax. allo bàcc waaw taw feex rek waaw incha allah waaw maa ngi xaaral tuuti waaw ñoo ngi jégalu donc di wax ne président Sénégal di ko ñaan mu wàññi taayu gouvernement bi ngir réew mi mën a économiser ndax ku ci nekk xam ne fonctionnement gouvernement dafa rëy boo bëggee fal lu mat 50 ministres 50 conseillers 50 ministres conseil 20 nangam ba ñooñu ñëpp dañuy am oto dañuy am carburant dañuy am salaire dañuy am bureau dañuy am ordinateur day am papier day am lu ne mais loolu moo waral Sénégal bu ñu nee budget bi 3000 milliards la 2500 milliards yépp dafay dem ci fonctionnement parce que nit ñi ñoo bare li nga xam ne moom la ñuy dundee li nga xam ne moom la ñuy utiliser moo bare bu fekkee ministre bu ne war na am oto war a am kër war a këram waa këram war a am oto war a am logement de fonction war a am lu ne loolu dafa bëri. ñu ngi ñaan président Sall ci gouvernement bu bees bi mu wàññi loolu mooy premier jéego bi nga xam ne bu ko tegee day dinañ xam ne dinañ jàpp ne peut-être kii kat jéem na dara wala mi ngi bëgg a changer. beneen bi ci des mooy réewu Sénégal dafa mas a tege ci ay charte ak ay bànqaas mooy constitution boobu président Sall soppi woon na ko jamono yële daaw nëga ni si daaw ma ne wala at ci ginnaaw soppi ci fukki article ak juróom-ñett ci la coow loolu amee woon référendum bi ak non baag yi demee noonu ci yu baree bari bañ wax ci lu baree bari. constitution boobu tey moom lañu koy ñaan moom président Sénégal bi mu fàttaliku li ko Amadou Mokhtar Mbow waxoon. Amadou Mokhtar Mbow di góor goo xam ne am na juróom-ñeent fukki at ak ñaar dafa jóg ne président Sall sunu sañoon tey njiitu réew gi nga doon nga des ci dootoo doon chef de parti APR dootoo doon président du Haut Conseil de la magistrature suprême. pour ñi nga xam ne xamuñu loolu Haut Conseil de la magistrature suprême mooy kuréel gi nga xam ne moo yilif moo ŋànk ñi nga xamante ne bii mooy àttekat yi ci Sénégal. li waral nag Sénégal problème ñu am ko mooy su fekkente ne bii président Sénégal bi moom moo yilif ñiy àtte parce que ñaari magistrat ñoo am dafa am magistrat du siège ak magistrat du parquet. magistrat du siège mooy magistrat bi nga xamante ne bii mooy juge yi àtte. magistrat du parquet mooy ñoom procureur rek procureur général ak ñooñu nga xam ne Macky Sall moo leen di fal. président tribunaux yi ci Sénégal yépp Macky Sall moo leen di fal. mais ñu bëggoon nag président Sall d'après ñaan yooyu ko Pa Amadou Mokhtar Mbow ñaan mu wàcc ci Haut Conseil de la magistrature suprême. parce que tant que président Sall wàccul ci Haut Conseil de la magistrature suprême réew mi mënuñoo àtte ci njub mënuñoo àtte ci dëgg. parce que juge bi nga xam ne yow président Sall yaa ko fal mu nekk njaareem mu nekk président tribunal ba nga fal ko benn njombe am ci sa parti wala ci sa waa kër juge boobu tey du ñemee àtte loo xamante ne bii àndul ak yow li nga bëgg parce que da nga koy affecté loolu lay xalaat
wala ñu wàññi ay gradam wala bu waree avancer ñu freiné ko ragal yooyu nga xamante ne moom la juge yi ragal ak di ko sàmmonteel ba nga xamante ne bii ñemewuñoo atte dëgg wala bu ñuy atte dañuy atte yow li la neex kuréel googu la ñuy ñaan président Sall mu wàcc ko di ko yëgal askanu Sénégal yépp ne tant que Macky Sall wàccul ci Haut Conseil de la magistrature suprême Sénégal mënuñoo atte ci njub mënuñoo atte ci dëgg. Massamba Kanté maa ngi lay ziar Cheikh Chérif Touré ak Mor Baye Fall ak Baye Fall yépp maa ngi lay ziar Cheikh Baslo sama xarit maa ngi lay màggal waaw Mbay Capo naka Italia màggal naa leen yéen ñépp leen ziar leen teewlu bu baax a baax di wax ne magistrature suprême boobu Haut Conseil boobu moom moo tënk Sénégal moo tax Sénégal mënagul a dem ci wàllu justice il faut ñu bàyyi juge yi ñoom ci seen bopp ñu dem ñu atteel seen bopp mais juge yi ay nit lañu ñoo ëpp xam-xam Macky Sall fopp ca la ñuy atte Macky Sall du juriste xamul dara ci justice pourquoi ñu koy jiiteloo loolu pourquoi ñu koy jiiteloo kër googu parce que dañ ko fee tegoon Abdou Diouf ñëw doon ko Abdoulaye Wade ñëw doon ko moom mu ñëw noo doonu jeune ñu yaakaar ne bari na ay coppite ci ay yoo xamante ne bii mi ngi am Sénégal moom war na ko def ñu yaakaar ko ci moom ba léegi defu ko parce que ñëw na gis na ne leen neex na rek naa jël kuréel googu ma yilif leen ba nga xam ne juge yi kenn du ci ñemee def kenn dara kenn du ci ñemee atte sama waa kër loolu ñaaw na trop te ñi ngi ñaan président Sall mu wàcc ci kuréel googu ñi ngi wax askanu Sénégal tant que président Sall wàccul ci kuréel googu du ñu mën a dem. beneen bi si des mooy que ñu bëggoon ko wax aussi mooy cumul des postes fan yëpp ñu ngi si doon wax sax da ngay gis benn ministre nekk maire wala mu nekk ministre nekk dara wala ab directeur nekk député nekk ay nit ñoo xam ne kenn ku ci nekk da nga yor ñaari poste wala nga yor ñetti poste mais loolu président Sall war na ko dakkal su fekkente ne bi tamit bëgg na Sénégal avancé nit ku nekk benn nit bu nekk benn poste de responsabilité lañ la war a jox mais mënuloo jox nit ki ñetti poste jox ko ñetti salaire jox ko ñetti don de carburant jox ko ñetti oto jox ko ñaari kër wala ñetti kër lii ëpp na ci Sénégal te pourtant moo xew Sénégal pourtant loolu la président Sall di doxal parce que loolu la fi fekk ñun ñu yaakaaroon ne da koy changer mais daf caa wëy continuer ci parce que moo ko neex mais cumul des postes dafa war a deñ ci Sénégal parce que mi ngi yàq Sénégal mi ngi tax Sénégal kenn mënul liggéey Sénégal diplômé yaa nga fa di taxawaalu di nga ne yaakaar ne benn ministre bu yor ñetti poste wala ab député nekk maire wala ab directeur nekk Racine Talla dafa ngeen ne war naa nekk maire u dëkk Racine Talla directeur u RTS directeur général u radio télévision sénégalaise télévision publique di fayeeku presque 10 millions de francs am ay carburant am lépp ñu joxati ko beneen mairie ak ñeneen ñoo xam ne daanaka moo xew Sénégal Mansour Faye keneen ak keneen ay gorom ku ne nekk ministre wala nekk maire nekk ministre nekk nangam nekk ministre di fayeeku mais ba kañ problème yi Sénégal nag yu mel nii la li moo tënk Sénégal ba mënagul a dem ñoo ngi wax président Sall ne ko gouvernement bu bees bii muy fal na ci génne cumul des postes bu fekkee bëgg naa dem ñoo ngi wax président Sall aussi di ko ñaan su fekkee bëgg na Sénégal laa wax de su fekkee bëgg na intérêt yi boppam nag na continuer ci lu mu nekk te bu boobaa ñun aussi dañuy continuer di koy combattre di koy xeex jusqu'à ce que mu jóge fi réewu Sénégal à part moom mu wàcc Haut Conseil de la magistrature suprême à part mu jële fi cumul des postes président Sénégal bi war naa wax ci transhumance pourquoi président Macky Sall te ticc di daganal transhumance alors que moom moo taxaw fii ci télévision bi wax ne transhumance lu bon la transhumance day yàq askan transhumance day yàq démocratie dellu si daal ne transhumance dagan na ba ñëpp daw nañ dem ci moom waaye du nu bett parce que président Sall wax ne juróomi at lay def weddi boppam président Sall wax na message mooy bopp président Sall wax na fi ne
conseil des ministres yi dem Diourbel dem Tamba dem Thiès dem Kaolack fu ci nekk mu digg fa 300 milliards 400 milliards nangam anamu dara. boo demee ci région yi pauvreté baa nga fa. boo demee ci àll bi tey la wala gën a tey nga leen di gën a yërëm. donc su fekkente ne bi président bi bëgg na Sénégal ñoo koy ñaan mu jële fi transhumance mu bàyyi transhumance. ñoo ngi ñaan président de la république du Sénégal Macky Sall mais budget présidence budget bi xam nga ku ci nekk xam na ne présidence de la république am na budget 75 milliards. ndax budget boobu ñu koy jox ñu ngi koy audité président Macky Sall gënul nit ñi muy audité moom gënu leen. ndax cour des comptes mi ngi def liggéeyam 75 milliards yi ñuy jox présidence de la république ñu audité ko. waxuma fonds politique de ñëwaguma ci fonds politique gu 10 milliards yi nga xam ne at mu jot ñu jox ko ne ko dee ci yàq dee ko lekk te kenn du la ci laaj dara 10 milliards la loolu. léegi nag dafa am 75 milliards yoo xam ne mooy budget wu présidence de la république maanaam lekkam oto ya carburant am ay voyage am avion bi nii naa loolu yëpp année bi 75 milliards la mais ndax ñi ngi koy contrôler. ñoo ngi wax président Sall fondation yi nga xam ne ñoo am Sénégal ay fondation Marème Faye jabaram fondation wu Malick Gakou fondation wu ku mu mënti doon fondation yooyu milliards ya cay dugg ndax ñi ngi koy seet milliards yooyu fu muy jógee ak kan moo ko cay dugal ci fondation yooyu. fondation yooyu moo indi corruption bi gën a mag ci Sénégal parce que ay milliards la ñuy def ci fondation yooyu te xamuñu fu milliards yi jógee te dañ ko war a xam parce que mun la taxaw ne waa fondation première dame dañ fan la ñuy injecté milliards yooyu fu muy jóge. lii yépp bokk na ci ay mbir yoo xamante ne vraiment dañu toog war di ci wax di ci yee askan mi pour ñuy xam Sénégal ni muy doxee. Ousmane Dieye maa ngi lay ziar As maagal naa la Saliou Mbaye Aïda Mbeng soxna Bintu Sène bëgg naa ci yéen maa ngi leen di ziar bu baax. lii nga xamante ne bi moom la président Sall nekke mais nit ñi dañ ci war a wax pourquoi ñi di ko bàyyi président bi rek lu ko neex def moo yilif justice bi donc moo yilif procureur ku ko neex jàpp ku ko neex bàyyi. pourquoi président de la république moo war a yilif procureur pourquoi Sidiki Kaba ñaari baat ñett ko xas président rek mu yónni procureur mu dem quoi dem jàpp la wala procureur général. président bi war na wàcc loolu war na seet ci Sénégal war na am yërmande ci Sénégal war na xam ne war na fi bàyyi ndono war na xam ne war na fi bàyyi loo xam ne ëllëg si biir bu fi président Sall jógee au moins nit ñi mën a wax ne ah président Sall kat defoon na lii président Sall parce que au moins Abdoulaye Wade dinañ ne def na fii pont def na nangam tàmbali na aéroport tàmbali woon na nangam bari nay projet yu mu fa def au moins turam ma nga fa mais au moins moom président Sall ci wàllu bonne gouvernance ci wàllu gestion ci wàllu jëfin yu rafet mais au moins nañu fi bàyyil dara sax mais bàyyi fi dara. président Sall moo gën a yées ci président yi am ci Sénégal lu leer laa leen wax moo gën a yées ci président yi ma gisagum man fekke naa Abdou Diouf ak Ablaye Wade ak moom mii mais wax fa dëgg yàlla président Sall dafa tële mënul yor Sénégal parce que daf ko yore ci bànneexu bakkanam. lan lañ ko laaj damay taxaw foofu sax soxna ay sotu ñu ngi lay ziar Ahmed Diom maa ngi lay màggal bu baax As naka taw féex yi dafa am ñeenti doomi Sénégal yu def jëf yu rëy président Sall toroxal leen bëccëgu ndara kam te ñooñu doomi Sénégal yooyu man jàpp naa ne kenn gënu leen. maa ngi koy tàmbalee ca commissaire Keïta lan la fi defoon lu tax ñu dàq ko dafa dénoncé ne directeur général u police nationale au Sénégal xam ngeen police nationale maanaam takk deru police yi ci Sénégal ka ko yilif kooka la accusé ne daf ko accusé ci mbirum sinébar te ki ko wax ab commissaire de police la comme moom ñu jël kooko dàq. colonel Ndaw haut commandant en second de la gendarmerie képp koy gendarme ci Sénégal
benn chef la ci amoon mooy ki ko yilif moom colonel Ndaw moo ci toppoon mooy haut commandant en second. fii la wax ne xaalis bi ñu doon jox rebelle yi ñoom ñooñu dañ ko doon séddoo ñu tëj ko mettre ko aux arrêts 60 jours dàq ko. ana Nafi Ngom Keïta mbokk yi OFNAC commencé di def ay enquête ci rakam Aliou Sall bi ñu accusé 300 milliards yoo xamante ne bi Petro-Tim licence pétrole bi joxe ne ko moom président mu jox ko rakam te du yoon parce que constitution Sénégal sax dafa wax ne rafetlu wuñu ngay dugal sa njaboot ci ni ngay gérer état. Nafi Ngom Keïta commencé dem Londres dem États-Unis commencé lëñ bët commencé gis rek ñu dàq ko. Ousmane Sonko inspecteur des impôts et domaines sulli ne Aliou Sall ci 300 milliards de transactions yooyu rek amel na ci Sénégal 90 milliards commencé sulli ay mbóot ñu dàq ko ne ab inspecteur principal la warul génne secret d'état. ban secret d'état yéen a ngi sàcc alal réew mi ñu koy wax ngeen naan secret d'état. xam nga lii moo garaaw Sénégal da ngay gis nit ñi président yi wala nguur yi soo waxee lu leen arrangé wul dañ naan waaw divulguer nga secret d'état. yow yaa ngi doomu Sénégal nga di liggéey ci réew mi gis nga ne kii mi ngi sàcc alalu Sénégal nga dénoncé ko ñu dàq la ne la waaw da ngaa génne secret d'état war a ko woon a génne. boo ko génnewul da koy def da nga koy noppi. kon gàcce ngalaama ñeent ñii gàcce ngalaama commissaire Keïta li nga fi wax. ngàcce ngalaama colonel Ndaw li nga fi wax ngàcce ngalaama Nafi Ngom Keïta li nga fi wax ngàcce ngalaama Ousmane Sonko yéen ay doomu Sénégal ngeen yu wér ndax bu feeñal ngeen dëgg feeñal ngeen ñublang feeñal ngeen ak càcc. donc président Sénégal bi war na réfléchir ci yu bëree bëri. yéen waa Sénégal tamit lii da ngeen koy fàtte xanaa yii yëpp dafay xew ci réew ma de mais nit ñi dafa mel ni événement yi comme dafa bari te gaaw. nit ñi dañuy fàtte rek ñu ñëw ci indiscipline. kan moo gën a indiscipliné ñi wër président Macky Sall kan wax leen ma ko. kan moo gën a indiscipliné Moustapha Cissé Lo mi taxaw saaga nday ñëpp di ko dégg. kan moo gën a indiscipliné Moustapha Niass mi yor xeer taxaw saaga fii voyou imbécile lu ne mu wax ko. kan moo gën a indiscipliné Souleymane Jules Diop. kan moo gën a indiscipliné Yakham Mbaye. kan moo gën a indiscipliné Ahmed Suzanne Camara. kan moo gën a indiscipliné Aliou Sall. kan moo gën a indiscipliné Moustapha Diakhaté. mais ñii ñëpp c'est des insulteurs purs et durs. ñii ñëpp ma fi lim ay saagakatu lañ. donc ñoom mënuñu jox exemple. mënuñu jox kenn exemple moo tax mënuñu téye kenn ci loolu. ma bëggoon nag vraiment askanu Sénégal jàpp naa ne ñoom bu fekkee bëgg nañ réew mi sanctionné ab président lu war la ngir keneen kay ñëw wala ñeneen ñooy ñëw mën ci jëlee exemple. mais bu fekkee Sénégal à chaque fois président yi xam nañ naka la ngay def ba am majorité wala naka ngay def ba gagné ay élection mooy xam nga ne àll bi ñàkk nañ pauvre nañu da ngay dem yóbbu fa ceeb yóbbu fa diw yóbbu fa nang parce que ils sont pas informés. nit ñi ci àll bi 70% wu Sénégal ci àll bi lañ ne te ils sont pas informés. rajo la ñuy déglu léeg-léeg te ay paala ki maire yoo xam ne daanaka comprendre luñ ci bari dara. seen doom yi ñi ci jàng wala ñi ci xaw a sori sax génn nañ ñëw ci ville yi ñoom rek ñoo fa des xamuñu sax li xew. ñoom li ñu xam rek mooy chef de village bi daal ñëw na gaare na bàyyi diw wàcce na ñaari saakoy ceeb ak ñaari junni ne leen makee leen ko jox. dañ naan makee fi gën alors que seen alali Sénégal lañ jël trafic ko sàcc ko di leen ko joxaat. yéen jeunesse su Sénégal jóg leen ngeen conscientiser nit ñi jóg leen ngeen yee nit ñi ci dérive yi nguuru Macky Sall gi ay njombay neen la. benn ville Diamniadio nga ne danga cay def 6000 milliards. ville boobu nag am na lu ma ci bëgg a wax dama bëgg ngeen xam ne Diamniadio lañ fay tabax bés bu paree ay avocat wala ay magistrat wala ay ministre ak seeni njaboot wala député yi wala ñoom nguur gi ñoom dong ñoo say dëkk fermé ko tëj ko kenn du fa dëkk.
benn baadoola du fa dëkk. waa léegi ñu jël suñ juróom benn junniy milliards 6000 milliards tabaxe ko ab ville bu am lépp, centre commercial yi, supermarché yi, tali yi, lépp ñu jël ko jox ko benn clan bu privilégié, baadoole yi ñoom di dee ba tey. àll baa nga ne amuñu courant, doo dox boo génnee sa ville yow ku ci nekk ci yéen Sénégal génn leen seen région yi, génnal Thiès rek nga dawal tuuti 5 kilomètres, génnal Diourbel ba nga génn Saint-Louis wala fenn nga dawal ay àll dong ngay gis, ay kër yoo xamante ne bi kenn xamul këru lan la, nit ñoo xam ne bu ñuy dem woon ak sax ci àll bi la ñuy demee woon ak, mais ñun ñoo yem. ngay jël juróom benn junni milliards di ko tabaxee benn ville boo xam ne ay privilégiés ñoo fa nar a dëkk, te nga bàyyi àll bi noonu, ñaaw na trop. te ba pare kenn du wax ku wax ñu ne ràpp ci kaso bi. jël TER 46 kilomètres daan ne 500 milliards lañ koy defaree, te ñu gis ñun Nigéria gis yeneen dëkk yi defar ci presque 120 kilomètres ci ay 200 nangam milliards. montage financier sàcc yooyu, mais nu mu fa demee noonu loolu dañ ko war a auditer, dañ ko war a seet te dinañ ko seet. suñuy 50 milliards yi carte d'identité yi barki démb ma gis Daouda Diallo génn di jéem a leeral, parce que acculé nañ ko, song nañ ko ci muy gën di leeral, te li mu leeral ay chiffres am dara nekku ci, dara du ci dëgg. li ñu war a seet ci Macky Sall ak njombe yi mu def bari na bari waay goo xamante ne bii askanu Sénégal war nañu yeewu, war nañu génn ci naxe yi ñu leen di nax. askanu Sénégal war nañoo yeewu aussi ci benn phénomène. gis nga nguur yi xam nga ñan la ñuy xool, ñi nga xam ne ñoo yor mbooloo. par exemple sëriñ bi, waaw sëriñ bii de bu wootee vraiment dafay ne ci mbooloo bari na, ñu dem fexe ba jël sëriñ boobu récupéré ko. woykat bi mën naa woy, li muy woy bu wootee cosaan wala si ses day fes dell, ma daal di dem may ko 4 bouquet télévision ngir récupéré ko. mbër mii Balla Gaye, Modou Lo wala ñeneen ak ñeneen ay mbër lañ ñoo xam ne mën nañoo apporter électorat, nga dem jox leen 50 millions, dégg ngeen ko Aliou Sall ak ñoom Modou Lo ba ñoom it weddi wuñu ko. Alaaji Diouf même chose. mais ñun société civile bi, ñun citoyen lambda yi, mais ñun nag mais ñun suñu xaalis bi ñu jël noonu di ko kasar di ko jox ñoom ñëpp dañ leen a waroon a woo ñu audité leen. waaw vraiment ñooñu rek ñoom lañu war a woo ñu audité leen, audité fondation yi. moo tax may ñaan corps de contrôle yi nekk Sénégal, yéen waa OFNAC, yéen waa ARMP, yéen waa IGE, yéen waa Cour des comptes, yéen waa CREI yi, ay doomi Sénégal ngeen. Macky Sall yorul seen wërsëg, Macky Sall yorul seen taraanga, seen xam-xam moo leen yóbbu foofu ngeen nekk. lan ngeen di ragal ci mu leen di teg li mu leen di teg nii ngeen di ko nangu? lan ngeen di ragal yéen waa CREI yi ci njaaxum yi nga xam ne waa këram ñu ngi koy def, muy waa kudd muy ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp épinglé leen ñu jël dossier yi teg ko, tey jàpp doomu jàmbur yi di leen tëj, di tëj Aïda Ndiongue, di tëj ñeneen ñi, di tëj ñi ci des. waa kër Macky Sall yi sàcc alali Sénégal. te yéen ñi nga xam ne yéenay corps de contrôle yi ngeen di leen seetaan, fu ngeen ko teg? seet leen yàlla ci li ngeen di def, yéen seet leen yàlla ci li ngeen di wax. sunu sañoon nag yéen waa Sénégal juróomi corps de contrôle yooyu ñoo am Sénégal yu mag, dañ leen di génne présidence, da leen a jël yóbbu leen présidence yi nga xam ne lu ñu enquête jox ko mu denc xool, bu dee waa kërama tiroir, bu dee ab ennemi la mu génn ci biti, comme Khalifa Sall, comme keneen. IGE ñooy dem def inspection bi xool, gis faay yooyu da koy gis sax mu denc ko di xaar bés bu rafet. loolu lañ def Khalifa Sall la ko lam daanoo rek mooy du man dong rek laa ko contré, parce que waruloo def njombe ñu lay laaj nga naan du man dong. ñeneen ñi ma fi jaar aussi noonu lañ doon def. loolu moom vraiment du lay, moom man du ma ko cautionné, du lay. bien que nag nangu naa ne jaay daal lañ ko def, bien que nag nangu naa ne sawaay dafa xaar ba am fu mu ko jàpp dóor ci kaso bi pour bañ mu baare ko. loolu nag ñun jeunesse Sénégal, ñun askanu Sénégal ñoo ko war a xam. jëf yi Macky Sall ak jikkoom ak i ñombeem ak i definam ñun ñoo ko war a xam. il faut que ñun ñi tamit ñu réagir. nan la ñuy réagir mooy jeunesse bi jóg sensibiliser ñi xamut, ñi xam nañ jóg yee ñi xamut ci lu leer nag.
mais président Macky Sall na mu nekk Sénégal yëfu maa tay la yëfu maa tay lay def. woote na référendum 20 jours dem ñu taf yëngal jënd nit ñi 5000 10000 nax yenn maire yi ci àll bi ma leen di wax ignorant qu'ils sont ndeysaan ñu ne leen ku voteelul Macky Sall da ngay ñàkk sa bourse familiale ndeysaan ñu dem voté ji loolu lañ leen naxee de ku voteelul Macky Sall da ngay ñàkk bourse familiale xoolal jikko ju bon jooju jikko ju ñaaw jooju. Sénégal nag jot na nit ñi réfléchir seet beneen njiitu réew boo xamante ne bii mën na jariñ askan bi seet beneen njiitu réew boo xamante ne bii mën na yóbbu Sénégal ci kanam seet beneen njiitu réew boo xam ne bu ñëwee dina teg lu ñuy wax séparation des pouvoirs. Sénégal du dem fenn dem mbokk yi man si la maa leen ko wax Sénégal mënul dem fenn tant que amuñu séparation des pouvoirs tant que président génnewul loxoom assemblée génne loxoom justice bi loolu nag dañuy wañ loxoom ñi waroon a wañ loxoom nag ñoo ne muut fi mu toll nii man ñooñu sax ñoo ma ëlëm man mooy yaanaa maa rek M23 ñu doon balbal lu fii di yuuxu naan ñoom ñoo fi nekkal askan bi man ñooñu ñoo ma ëlëm man parce que en fait ñooñu ak ay mouvement société civile yu mel ni ñun ak ñeneen ñoo waroon a lëkkaloo ngir mën a wañ loxo président parce que mën nañu mais divisé nañ leen divisé nañ M23 ñaar xëcc Alioune Tine am lu ñu ko nommé M23 xaaj Y'en a marre am nañ fu ñu leen téye léegi ndax xaalisu Lamine Diack donc mënatuñoo wax boo leen déggee dañuy taf yëngal nii rek ay dégg ngeen ay Simon ñi ngeen dégg ñëpp dégg nga waa ji sax déggatu leen ko borom verre yi laafam xaw ma nu mu tudd sax Baro waaw Baro déggatu leen ko sax c'est des gens yoo xam ne fi mu toll nii dañ leen a téye comme dañoo téye ñooñu nag ñun ñii nga xamante ne bii ñoo ci des ñun ñoo war a taxaw xeex yéen ñii nga xam ne yéen ay taxaw Ibra Pen Baye Serigne Delko maa ngi lay ziar Moussa Foba Pape Balla Silla mais yéen ñi ñëpp ay doomu Sénégal ngeen da ngeen war a taxaw ngeen jóg ngeen xeex nan ngeen di xeexe kenn ku ne am na nu mu war a xeexe kenn ku ci nekk mën na convaincre ay nit bu ñu waree sanctionné am njiitu réew ñu sanctionné ko te sanctionné Macky Sall jot na li mu def ci Sénégal li mu wor Sénégal bëri na li mu wor Sénégal kenn attanu ko kenn mënu koo wax ba mu waxee ne juróomi at laay def génn ci rek boobu la ko nit ñi waroon a pare ci moom wane lan nekk fii buy génn di dem ci kër benn sëriñ sax ñu ne teerul leen ma sama gan ngi nit ñi génn ci koo xamante ni bii alali Sénégal gi yaa ngi koy kasare te kenn xamul foo koy dugal yor sa ministre des finances Amadou Ba il faut mu wax ci moom Amadou Ba parce que moom lañ jiital temps yi moom lañ xaw a jël xaw ko def ko genre successeur u Macky Sall Amadou Ba xamul dara ci économie Amadou Ba mi ngi def déficit budgétaire u 20%. ban réew bu sérieux ci àddina moom mooy ñemee taxaw nga ne man budget Sénégal 3000 milliards la ba noppi yaa ngi ci def déficit budgétaire wu 20% ba noppi di def emprunt obligataire yooyu ngeen di dégg rajo gouvernement bi def na emprunt obligataire mooy lan mooy dañuy dem ba gouvernement bi ñàkk liquidité ñàkk weccet xaalis léegi dañuy woo milliardaires yi Sénégal ay ñoom Serigne Mboup ñoom Cheikh Amar ñooñu ñu ne leen léegi seen milliards yi ngeen yor lebal leen ñu ko mais ñun dinañ leen ci tegal intérêt 6% ñuy continuer di enrichir ñooñu milliardaires yooyu te fii Europe day emprunt obligataire 1,5% la moom lañ la ciy tegal Sénégal 6%. milliardaires yenn Sénégal ña ngi leen di yokki milliards kon Amadou Ba ban politique économique bu baax la teg Sénégal dem lebi xaalis yomb na parce que Sénégal pays bu solvable la ñun bu ñu nax mënuñ ñoo nax ñun ñu ngi ci biti xam nañ jàng nañ tuuti notion économique réew mu solvable mooy réew moo xam ne am na démocratie l'an 2000 Abdou Diouf bàyyi na ci jàmm 2012 Abdoulaye Wade bàyyi na ci jàmm donc réew moomu investisseurs yi dañuy am confiance ci réew moomu moo waral Sénégal nekk pays bu solvable boo xamante ne bu ñu demee def ay emprunt garanti par la France dañuy am li ñu leb moo tax li ngeen di dégg 6000 milliards yi Ila Touba TER xaalis la bu nu leb mais Sénégal lañ ko garanté yow imam yaa koy fay Pape Balla da nga koy fay sama grand Habib Mbaye mi da koy fay Babacar Thiam Mbaye da nga koy fay ma jaw da nga koy fay suñuy doom ak suñuy sët kon la muy def Sénégal xaalis bu mu leb la bu ko lebee bu leen yaakaar ne da Sénégal la koy fay ñun ñoo koy fay ñun ak suñuy doom moom yoonam nekk ci dans 5 ans mu dem yoonam pare ci
tëdd di lekk xaalisam jënd benn île bu baax ci île Caïmans yi wala feneen tëdd jaaxaan fa moom njabootam di noos ñun ñuy torox. yéen waa Sénégal yeewu leen yéen waa Sénégal yeewu leen ngeen xam ne ñii ni nii yore seen réew mi dañuy caxatee seen xaalis di ko séddoo mais liggéeyalu ñu leen. taf yëngal yomb na man su ma doonoon président dem leb fee ànd ak i turc ñu ñëw di ma buddil dara ma dem fee ànd ak i marocain dem fee ànd ak nangam machin la ca des ay ndimbal la yu may wuti banque mondiale ki FMI ak yooyu loolu donc la ñuy def bitim réew defuñu fa leneen lu am njariñ dara. sénégalais yaa ngi nii ci diaspora bi di dee politique sociale boo xamante ne bii sax gouvernement du Sénégal teg na ko pour sénégalais bu fi lafañ wala nga dee ñu mën laa indi amul. waaw naka ngay jële milliards yi Sénégal yi di ko yàq alors que 3 millions doomi Sénégal di dugal 900 milliards at mu jot ci réew mi te ku ci dee fa mu nekk mënoo koo indi te bés bu set ñu wax leen ko. permis sax mënuñu koo lijjanti fii ci bitim réew ndax ñàkk relation. président Sall mënta yor Sénégal mbokk yi consulat yi nekk ci bitim réew ñan la fa nommé ay militants am la fa nommé de c'est pas des diplômés. président Sall laa wax ñi mu nommé ci consulat yi ba ci bii bu Madrid gii Espagne gii ma ne ab Moodu la Mokhtar Ba fii la newoon nekkoon PDS comme ñëpp ci jeunesse su PDS ñooñu léegi ñooy organiser élection ñooñu ñoo nekk fii lu ñuy def lan la yow bu fekkee yow consul gi la fal yaa ngi dépendre ci président Sall ci nekkam su daanoo nga torox mais dangay sàcc lu ne ngay def jariñu ñu dara waa diaspora bi benn njariñ consulat yi amaluñ ko njariñ Sénégal yi may wax nag ñu def njombe lu rëy da ngeen koo fàtte yéen waa Sénégal man comme man may fàttalikat bi ma fàtte est-ce que xam ngeen ne jabaru ambassadeur bu nekk 500000 lañ koy fay te deful dara est-ce que am na loolu assemblée nationale lañ ko voté bu Sénégal jabari ambassadeur yi nekk ci Sénégal ci réew yi ñu ngi leen di fay ku ci nekk 500000 laa leen wax de jabaru ambassadeur le fait que rek nekk nga jabaru ambassadeur ñun la koy fay te defoo dara ab enseignant di xëy di ripañ ab jàngalekatu école primaire wala lycée di dox ci naaj wi ab mobilette sax mënu ko am mobilette moto sax mënu ko am di def ci xam-xam ci doomi Sénégal yi yow jabaru ambassadeur laa rek 500000 sa kër te defoo dara ñii dañu yabaate ñii dañu yàpp askanu Sénégal billaay dañu yàpp askanu Sénégal yéen nag ak ñun ñii ñu toog di seetaan donc jeex na Sénégal seetaan bi moo war a jeex li war a am mooy que ni nit ñi xam nañu yéen a ngi gis bés bu set lay xew mais jël leen seen carte yi ngeen sanctionné ko ngeen jële ko fi pourquoi on est obligé bu ñu demee ba di rek ñuy wër commencé jënd nit ñi waaw diw sama nangam la woo kee ñu ne président woo na ma wala président woo na kee wala président woo na kaa ndax xaalis bi dafay des nit ku nekk sa honneur moo la war a gënal loo mënti gis. jaajëf Seydina Aline ñu ngi lay ziar sëñ Thierno Moussa Foba Bas waaw kontaan nañ de ñu ngi lay ziar bu baax ñu leen di màggal sëñ Thierno. il faut que ñu sensibiliser nit ñi il faut que ñu xamal nit ñi dérive yi nga xam ne moom la président Sall nekk ca Sénégal il faut que ñu xamal nit ñi président Sall li nga xamante ne bii moom lay utiliser Sénégalais yi di enrichir boppam di enrichir fu muy jëlee 8 milliards Macky Sall koo xam ne l'an 2000 doona woon dara dégg ngeen fii Farba Senghor ne moo ko présenté Ablaye Wade bu Ablaye Wade def ko lim ko def directeur Petrosen ministre premier ministre président assemblée nationale fan la mujj tey Ablaye Wade gën a torox ci président yi moom la moo ko toroxal di jëli centre conférence Diamniadio di ko tuddee ay Abdou Diouf te yow Abdou Diouf defalu la dara jariñu la dara ngeen xam ne kii képp koo xamante ne bi njàpp na tay bee ba nga xam ne bu subaa mu war la warkat la day ware bu leen gëm président Sall bu leen ko gëm parce que président Sall mérité wul ñu di koy gëm parce que waxu fi dara loo xamante ne bii def na ko wala mu loo xamante ne bii njariñu Sénégal la loo xamante ne bii mën nañ cee teg bët ne bi mu defee ASP policier mbedd kii municipal yi damaa kontaan man dama d'accord
Samba Konaare ñu ngi lay ziar Silla Thomas Assane naka Turquie ñu ngi lay màggal bu baax. su mu defee ASP policier municipal yi 10 000 ne daf ciy jël 10 000 di leen fay mais damaa kontaan tàccu daan ne xañ na au moins 10 000 doomu Sénégal ñi ngi liggéey duma leen ko xeex duma leen ko xañ mais 50 000 lañ leen di fay. bu croyez que policier mbedd yooyu yor nga xam ne yett lañ yor du ñor sax liif ku ñu romb sax boo leen buñ la waxee hey doo leen faale nga leen di fay 50 000 dinañ def liggéey bi nu mu waree. il faut que ñu professionnaliser police municipal yooyu jox leen seen gëdd fay leen lu baax ñu def seen liggéey su dee bëgg nañ lu sérieux mais bu fekkee dañuy politique nag jël 10 000 personnes yooyu di leen politiquer jël bourse familiale di ko politiquer di napp nit ñi naan ko àndul ak Macky Sall dootoo am bourse familiale jënd personne ressources yi moom police moom justice moom l'armée moom gendarmerie ku wax nga dóor yor sa procureur mais kii dictateur la Macky dictateur la. waaw mais ñun Sénégal war nañoo toll foo xam ne léegi dañuy accepter ab dictateur ñëw di ñu yore ndax war nañoo toll foofu ndax ñun war nañoo toll foo xam ne ab dictateur mooy ñëw di ñu yor Sénégal te Abdou Diouf nekkoon fi nit ñëpp yaakaaroon ne du bàyyi réew mi Abdoulaye Wade ne fi ëpp Macky Sall milliards fuuf gën koo tabe dax koo maye te ba mu fi waree jóge dañ ko fay jële kon Macky Sall doy ñum nga lax ni ko moom moo leen gën a xam ne 2019 dafiy jóge moo tax nag muy def li muy def yépp jël sa njaboot jël ñi la wër def leen ay privilégié ñu doon ay nit ñoo xam ne sax duñu dara mais daanaka yow ku leen tudd sax nga génn ay président Sall bu mu ñu noot waay bu mu taxaw ci suñu bakkan bi moomunu loolu nag yéen a ko war a faj ñun ñi ñoo ko war a faj ñun ñëpp man nag maa ngi ciy bay sama waar mooy di ko dénoncer jusqu'à la dernière énergie du ma ko saaga nag ndax man du ma saaga du ma wax lu ñaaw sa moo ñaalewuñ ko sama gémmiñ mënu ma wax yu vulgaire mais daal li ma bëgg a wax yi askanu Sénégal mooy que ni Sénégal jot na pour jeunesse sam jóg gis ngeen Rwanda Paul Kagame mooy juróom-ñaareelu réew bi gën a set bi gën a jub léegi ci àddina bi parce que dañ ko xeex la xew Algérie Afrique du Sud muy Maroc muy Ghana réew yi nga dégg léegi ay réewu émergent la ñoom ñëpp dañoo xeex de tooguñu di xoole de tooguñu di xoole Macky Sall gëmul dialogue social Moussa maa ngi lay ziar dafa gëm dialogue social fu mu gëmee dialogue social woote na fi dialogue social boo xamante ni dialogue de sourds la woon ku ci nekk di nax sama raw Sénégal amul dialogue social Macky Sall maa tay lay def dafa yor ministre de l'intérieur am Macky Sall bu bëggoon lu baax wala mu bëgg dëgg Abdoulaye Daouda Diallo dàq na ko ci référendum ba bu bëggoon lu baax Macky Sall dàq na Abdoulaye Daouda Diallo ca référendum ba mais xam nga ne bëggul lu baax kon dialogue social mënta am Sénégal ndax Abdoulaye Daouda Diallo mérité wul yore ministère de l'intérieur koo xamante ne bii parparloo ak def lu la neex nga fa nekke waroo faa fanaan moo tax dina ma jaaxal sax su ko bàyyee dina ma jaaxal c'est vrai su ko bàyyee ci gouvernement bi mën na koo def nag premier ministre li nag du sàngara de Aquarius la Aquarius nga ndox ak orange ndoxu orange la du sàngara ma tooñ tuuti Moussa am déet yow ma koy laaj waa xam nga président Sall warul bàyyi Abdoulaye Daouda Diallo muy nekkati ci ministère de l'intérieur boo demee sax fi ñu toll nii mën na koo remercier gërëm def ko premier ministre est-ce que xam nga ne ministre de l'intérieur ñoo xam secret gars yi ñoo xam secret ministère yeneen yi ñoo xam mbóoti gars yi moo tax souvent dañ leen di remercier di leen gërëm di leen def ay premier ministre wala ñu yóbbu leen ambassadeur ci beneen réew mais duñu leen sàggane mukk mais na ko wàcce Abdoulaye Daouda Diallo mériteetul toog foofu gestu leen seen société bi yéen président Sall conseil des ministres yi nga xam ne moom la ñuy def depuis ñeenti at a ngi nii ñoo ngi koy xeex ñun est-ce que xam ngeen ne Sénégal 80% yëpp wolof la ñuy wax lu si ëpp non dégguñu français astafurlah
laa bëgg a wax. mais 99% yi Sénégal dañuy dégg nañu wolof. Sénégal 20% ñoo fay làkk français est-ce que xam ngeen ne jusqu'à présent depuis 1960 conseil des ministres yi français lañ koy wax. waaw lu leen tere ñu wax ko wolof wala làkk wolof bi moom da dul làkk bu baax wala làkk wolof bi moom buñ ko waxee nit ñi duñ ko dégg wala buñ ñuy expliquer ci wolof liñ nar ci réew mi duñ ko dégg. foofu la naafeq yi nekk ak njublang yi ak fen yi. li tax nanguwu ñoo wax conseil des ministres yi ci wolof xam ngeen lan la parce que njublang yi ñuy def buñ koy wax en français 20% bi di ko dégg ñuy def ay débat télévisé ak yooyu kan ne fongole mi wala mbaqaan wala kaalir wala mbadaxun kooku mënul xam dara ci lan la mooy conseil des ministres. waaye soo ko waxee ne ko yow premier ministre moo tax ñu waxoon ko ne ko conseil des ministres saa bu jeexee ñu ngi koy ñaan moom président mu yabal Ben Abdallah Dionne wala premier ministre bu bees bi muy bëgg a fal mu woote conférence de presse daan ne leen ñun de ñu ngi jóge léegi ci conseil des ministres président bi digal nañ sant nañu nangam sant nañu nangam sant nañu nangam man premier ministre taxawaay sàngam taxawaay sàngam taxawaay sàngam laa ci am ministre sàngam moo yore nangam ministre sàngam moo yore waaye askan wi di surveiller di xool yor nañ suñuy bët ak suñuy nopp loolu ñu leen dénk buñ ko deful ñu mën a xam ndax ministre bi moo fauté wala déet. mais gars yi faale wuñu wolof bi c'est parce que njublang yi dañ koy bëgg di làq ci ginnaaw français bi loolu tamit askan wi xam leen ko bàyyi leen loolu xel. ñun nag mënuñ ñoo nax ñun ak ñoom daanaka bari na yoo xam ne sax ñoo leen ci jiitu bari na yoo xam ne yàgg nañ koo fekkee ñoo leen ci jiitu waaw. sëñ Abdou ñu ngi lay ziar di la bége bu baax soxna Ayda yaa ngi reede Marème bu Xaadim Marème ñu ngi lay ziar supermarché da baax màggal na leen yéen tamit. président Sall dafa jot nit ñi wan ko ginnaaw dafa jot nit ñi wan ko ne ko Sénégal kenn du ko yore ci maa tey. Sénégal président Sall tuuti na ci di ko yore ci maa tey. maa ngi interpellé nag juge yépp maa ngi interpellé magistrat yépp ci Sénégal nga xam ne ëpp nañ 400 waru ñoo seetaan benn nit di leen manipuler de maa ngi leen koy ñaan. ay doomi Sénégal ngeen jàng ngeen ba am seeni lijaasa génn yor seen xam-xam bi yor justice war a atte ci turu Sénégal yéen ñu war a atte ci turu Sénégal waaye bu leen jaay seen ngor. yéen juge yi laay wax yéen juge ya nekk Sénégal Macky Sall waratu leen manipuler waru leen ko nangu. am naa ci xarit nag am naa ci doomu ndey mais bëgguma ñuy nangu vraiment Macky Sall di leen manipuler di leen imposer lu dul dëgg ñu koy nangu di ko atte wala bàyyil diw ñu koy bàyyi. pourquoi nit sàcc président am na sañ-sañ ne ko bàyyil diw wala soo ko bàyyiwul bu ko neexee bu jouru grâce jotee mu gracier ko. président buy gracier day gracier ñoo xamante ne bi def nañ ay délits yu ndaw mais ku def am njombe sàcc alali réew mi des délinquants économiques yi nekk Sénégal nga xam ne ñoo ko wër mu leen di bàyyi. vraiment président Sénégal noot na askanu Sénégal jot na yéen askanu Sénégal ngeen jóg ngeen xeex loolu jot na yéen askanu Sénégal ñu jóg ñu bañ loolu. neen ni buur yor tartam buur la président Sénégal Macky Sall buur la waaw. Mohamed maa ngi lay ziar soxna Marème bu Xaadim màggal naa leen Ousmane Alain Koli bëgg naa la maa ngi lay ziar bu baax. buur la ndax mi ngi toog yor tarte bi. Assemblée nationale ak ca 16 milliards Moustapha Niasse budget. Conseil économique social et environnemental 9 milliards Aminata Tall budget. conseil lan li Tanor yor conseil xawma lan taf yëngal yooyu 6 milliards budget. di récompenser nit ñoo xamante ne bi ñoo toroxal Sénégal ba ñu daaneel Abdou Diouf ba Abdoulaye Wade jël réew. Ousmane Tanor Dieng ci licence su pêche yi fan la war a mën a taxaw bañ di ko joxati institution di ko defati kilifa ba koy jox budget wu juróom-benn milliard. lan mooy en échange ñu jaay Khalifa Sall sërxal Khalifa Sall. Ousmane Tanor Dieng moo bon yi laa ko waxee Ousmane Tanor Dieng ku bon la. parti socialiste mënul nekk Sénégal di parti bu mag premier parti politique yu Sénégal depuis Senghor ba ci Abdou Diouf. yow ay honneur ak bëgg ñu naan la président ak escorte ak
carburant yeeg oto yi di la wër ak ñu lay rëkkal junjum yi tax ngay sacrifier Khalifa Sall. Ousmane Tanor Dieng ku bon la. Moustapha Niasse milliardaire la, fan la jëlee milliards yi. passeport yan jaayoon chinois, passeport diplomatique yan doon jox chinois yi xaani yi da ngeen koo fàtte. pétrole bi Ousmane ñu ne pétrole bu litre pétrole bu dugg Sénégal Moustapha Niasse am na ci 10 francs CFA. mais Moustapha Niasse fan la jëlee boobu signature ba war a mën a am loolu. Moustapha Niasse moo gën nit ñi ndey wala moo gën nit ñi bàyyi wala moo ëpp nit ñi xam-xam. du loolu dafa profito ci ministre affaires étrangères bi mu doonoon ñu daan ko yónni ci réewi naar yi mu dem lijjanti teeni pétrole yi ci turu Sénégal ba noppi ëllëg tey taxaw ne moo ko moom moomu ko. ci loolu la profito ñu jox ko 16 milliards budget assemblée nationale en échange de quoi mu sacrifier partem toroxal Malick Gakou. waaye gars yi seetlu leen gaañi ni ñuy def seetlu leen xool leen gaañi lii li may wax nii lu leer la. lu mel ni midi yéen ñi may gis xam ngeen ne li may wax lu leer la. Ndiasse maa ngi lay ziar di la màggal. Cheikh Konaté bég naa ci yow naka taw féex. Maram Sarr waaj naka San Diego bég nañ ci yow nag ñu ngi ziar waa États-Unis yépp. Moustapha Niasse ñoo la Moussa naa ma may na salaire mais koo xamante ne bi yow litre pétrole bu dugg Sénégal nga am ci 10 francs yari milliards mais mën nga maye salaire président assemblée nationale weesuwul 5 millions di mën nga ko maye kay. Moustapha Niasse Moustapha Niasse nee na bés bu weer wu dee mu am 5 milliards bénéfice. Moustapha Niasse moo ko wax bi muy def déclaration de patrimoine nee na weer wu dee mu am 5 milliards yaakaar ngeen ne loolu dëgg la. yaakaar ngeen ne benn doomu aadama dina toog ci wàllu pétrole bi weer wu dee mu lekk 5 milliards fu mu jëlee sàcc la 5 milliards yi moomu ko. waaye ñu jël ñeent ñooñu nag ñoom ñeent ñu pàccoo Sénégal Macky ne fii Tanor ne fee Niasse ne fee Aminata ne fee ñu ne faax ñun ñi toog di seetaan ñun ñi toog di xool naan ah bàyyil rek ba mu kii ah Macky de wala yow de dangaa contre wala yow de li ngay wax ni bu la Macky woowoon sax man faalewu ma Macky Sall maa ngi li ko wax fii soxlawu ma koo gis bëgguma koo gis jamais du ma ànd ak Macky Sall gëw ma politique am gëw ma aw yoonam fii laa leen koy wax. kon askanu Sénégal jóg leen ñu yeewu yéen waa diaspora bi 3 millions de personnes lanu yéen waa diaspora bi rek mën ngeen déstabiliser Macky Sall bu ngeen ko bëggee. kenn ku ci nekk ci yéen diaspora bi yaa ngi dundal minimum 10 personnes yéen waa diaspora bi kenn ku nekk yaa ngi jox lekk minimum 10 personnes wala 5 entre 5 et 10 personnes ca Sénégal. waaye ñooñu nga xam ne yaa leen di dundal boo leen wooyee ne leen kii kat jàppale wu ma fii ci bitim réew taxawalu ma fi dara bu ma feebaree wala ma lafañ fi sax dañ may cotiser dañ may addiye lañ may ñaanal wala ñu dem ci daayira yi di ma yalwaanal ngir yóbbu ma Sénégal. kii amaluma benn njariñ ci sama nekkin fii kii amaluma benn njariñ ci téléphone yi ndax mi ngi nii di cher kii amaluma benn njariñ ci wàllu billet d'avion yi ndax mi ngi nii di cher. waa mais yow mi nga xam ne loolu amalu la njariñ nga woote sa waa kër nga wax leen ne bu leen ko voté moo di am ngeen ci part de responsabilité yéen ci Macky Sall des fi am ngeen ci responsabilité bu mag de bu leen nit neex mu fiy jóge. la ca des mooy ñu booloo waa diaspora bi ak waa askanu Sénégal société civile ba naa la laa moom ñi nga xam ne politique la ñuy def. parce que ñun en fait fi ñuy waxee nit ñi des fois dañuy tàccee ne waaw Ablaye Wade ñun ànduñoo ak Ablaye Wade ànduñoo ak Macky Sall ànduñoo ci kenn. dëgg la leen di wax Ablaye Wade dañ koo xeex ba mu jóge fi bañ gisee ay njombeem ak i dérive am jël doomam di def lu ko neex jël jox ko ministère boo xam ne budget ba 1200 milliards la dañ koo xeex ba mu jóge fi. doomam ji ñuy toppee 138 milliards tamit 138 milliards yooyu à part loolu nga xamante ne bii cabale politique da cee laxasoog yi demee noonu mais am na lu ciy dëgg nag waaw loolu tamit na leer. Karim Wade nekkul ne il est blanc comme neige de nekkul ne dafa weex tàll déedéet c'est pas vrai xaj na am na cabale politique Macky Sall teg na ko doole dénoncé nañ ko ñun ñi bañ nañ ko mais am na lum ci def ci 138 milliards yooyu lu wér la. rawale xaalis nag ku ne mën nga ko bañuñu tamit Karim Wade présenté wu doon président Sénégal bu ko Sénégal fale man de benn condition rek laay tegal Karim Wade te maa ngi leen koy wax fii ci yéen ñii nga xam ne yéen a nekk ci panel bi. Karim Wade tant que waxul wolof
man duma ànd ak moom. mënuloo nekk doomi sénégalais sa baay doon président de la république du Sénégal l'an 2000 nga jël réew nga ñëw ci réew mi nekk conseiller financier 2002 ba suñ jonnee lay tey baatu wolof mënuloo ko lu dul fii ñàkk a moom fii ñàkk a moom fii ñàkk a moom c'est quoi. alors que américain wala chinois day ñëw Sénégal def fa 2 mois sax dégg wolof bu bëggut a dégg wolof mënta yor Sénégal maa ko wax. Karim Wade bu déggul wolof waxul wolof ñëwul wax ak yéen asalaamu aleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp ci ku ci nekk sa tur ak sa sant